ah Fadam tout. mais le face man. ah non kenn du yow. mais le face man le Pikine waa le face waa. dégguñ la Omar Galla. Omar Galla loo wax. dégguñ la de Omar Galla. ubbil déedéet kenn déggu la ubbil son bi. boo ragalee Pape Cheikh waxaat ko. waaw coupeel nga duggaat. mais Pape Cheikh. la Fadam tout kontaan nañu ah. Pape Cheikh ana waa Fass. waa Fass gi xam nga yow tu fais un fierté. mais. xaaral ma toog nii jàkkaarloo ak yow parce que yow. ana waa Fass. waa Fass gi fii. di def lan. ah ñu ngi toog di déglu rek di xaar nekk sunu entraînement di xaar. di xaar kan. ah sëllu bu ndaw bi ngeen di wax. ah waaw. yéen a xaar. ah comme moom la ñu am kañ duñ ko xaar. ah ngeen di xaar mbër la de. kenn wérantewu ko. ah. daa ñu leen mbër lañ de. man de xam naa ne Pape Cheikh ni ñemee Ama Baldé jaaxal na ma. ah ama du yàlla du yonenti di mbër dong la te moroomu mbërëm la ko seqal. ah. ma ne ama. waaw. du yàlla du yonent. waaw. mbër dong la te moroomu mbërëm dong la ko seqal. ah. waaw waaw. Ama du yàlla du yonent. te mbër dong la. waaw. waaw moroomu mbërëm la fi fekk rek. incha allah. chef bi maa ngi lay ziar. maa ngi delloo ziar cheikh bi ziar naa la. Omar Ngalla. ah ça c'est mon grand frère. oh ça bouge pas Mouhamed Ali Ndiaye. en action ça bouge pas. waaw kii nag moom kii nag sama mag la kii sama xarit la sama mag la kii moom maag moom depuis Paris. waaw yàlla def na ko nag quoi. ah ñu des souvenirs à place d'Italie. macha allah macha allah. waaw yow moom macha allah yow bu ma la gisee damay bëgg. non ñoo ko. Fadam yow da nga garaaw waa Fadam tu extraordinaire ah. mais man kii sama nijaay la. non oui maa ngi leen di Fadam maa ngi leen di ziar bu baax waay. mais da grand frère. Boy Pikine. waaw mais toos. mais maa ngi lay ziar bu baax Boy Pikine. kii la paix maa ngi lay ziar. mbaa yaa ngi ci jàmm rek. maa ngi sant bu baax a baax. ah yal na jàmm yàgg bokk. xanaa di nuyu waa Sénégal yi nga xam ne ñu ngi safar tey waajal màggal gi. ah macha allah loolu moom ñëw dafa pare. yàlla yóbbu ñëpp ci jàmm. mais Jumo na nga def nam naa la si ñëw Jumo. mais grand frère maa ngi nuyu am naa contentement loolu jàkkaarloog yow ah alhamdulilah. alhamdulilah non ñoo ko bokk. am naa contentement loolu jàkkaarloog yow. mais waxtaan bi dafa neex sax. waaw non yow da ngay laal. man dama lay kii. dama lay woo. mais Omar Ngalla. xam nga ne tey da ngaa jàkkaarloo Fassman bu mag. non kii mooy les jumeaux de Gris Bordeaux mooy ñi ñu war a yàq seen zone yi ci la bokk. déggu ñi ñu war a yàq seen zone yi ci la bokk. xam nga man. Omar Ngalla fii awa ay cere nga reere. Omar Ngalla gëj naa lekk cere. Omar yomb na de. mais Omar dafa mel ni da ngaa gis jumeau rek fi mu toll nii di xaw a patiner di xaw a tiit quoi. non parce que fan yi boo loolu déggee da nga doon jàpp for mais tey da nga jàkkaarloo jumeau rek xaw a dëbb ndox quoi waaw. tons fi ma dëkk ragal dëkku fa at mi ma juddu ragal juddu wu ci. bis bi ma juddu attends dama lay wax rek. dama lay wax jumeau lay waxal nag. at mi ma juddu ragal juddu wu ci fi ma dëkk ragal dëkku fa. waaw
waaw te fa ma dox di fa xuus di fa naanee fa wallaay tax dëgg barke sëñ Bamba da ngay mën a xamal fi calme-toi xamal fi nga naanee rek pour xam keneen naane. non dégg nga li ma la moom mi Pikine la naanee moom mi Pikine la bokk kenn mënu ko génne Pikine kan moo bokk Pikine kii Pikine la bokk kenn mënu ko génne Pikine barke sëñ Jawaan moom mii Cheikh bi kenn mënu ko génne Pikine waaw mais loolu non tax boole Pikine ak Medina kon loolu nar a tax nag mu garaaw kon kay ragal ko dagat na kii 20% am Pikine la mais 80% Fass la. waaw non man je suis face à 100%. Man je suis pas 20% de Pikine. Moi je suis face et je resterai face jusqu'à la vie. Inch'Allah. Man face la bokk, face la xam, face laay supporter. Moom laay juddoo, moom laay deewaale. Non, waxewu ma foofu. Maanaam non kii laa wax kii non yow tontoogu ma la xaaral ma ñëw bul yàkkam. Waaw. Xadam mii li ma ay je suis 20% de Pikine. Pikine j'ai mes parents là-bas sama kër grand sama kër maam mi ngi Pikine. Xuruna. ba Cité Sotiba bi muy football. di jël final bi. waaw. ak ñoom Babou Touré boobu ci mascotte Cité Sotiba laa bokkoon maag sama seex man Pikine kenn ëppale wu ma ko. dëgg la. mais yàlla dafa def nag j'habite à la zona. bëgg Fass. dafa gën dugal ma ci làmb à bas âge bi may doon xale. dëgg la. ma bëgg Fass gimmee Fass. xam Fass xaw ma keneen. léegi aw ma chance xaaral ma ñëw aw ma chance interdit fenn nag. parce que du ma wax lu ñaaw du ma def lu ñaaw je suis pas violent. ma xam mbër yu bëri. mais nag sama xol bi moom. boo ko ubbee. Fass lay fekk mu toog ci biir. waaw laay ubbee waxtaan. bismillah. damaa bëgg ci toogaay maam lu ma leen laaj. waaw ñu cadré ko nag waaw. ñu cadré ko waxtaan ci bopp après ñeneen ñi may amateur yi mos ndax léegi li ma leen laaj dégguma Fadam nga li nga may laaj. li ma leen laaj mooy fan la Fass toll ci retrouvaille bi ñu doon def pour dajale ñëppatu Fass yëpp ñu nekk benn balaa maa dikk yow ci diggante Ama Baldé Gris Bordeaux. waaw Fadam alhamdulilah ñu ngi sant yàlla mooy retrouvaille bi ñëpp gis nañ ko te Gris Bordeaux dem na seeti mentoram magam xaritam ñu waxtaan déggoo juboo parce que nag gémmiñ moom bu waxul dëgg rek wax safaat wa amoon na ay tuuti mooy comme la ma la waxoon keroog bi ma duggee ci émission amoon na ay tuuti kii rek mais du coow loo xam ne c'était extraordinaire benn froid moo amoon rek ku ne Tapha téye boppam ku ne xam nga rek yaa ma gën a xam làmb moom am na fa muy toll waaw te loolu lépp jaruñu ci tribunal yàlla daal def na jàmm te Tapha Gueye am na lu ko naqari lool ci combat bi ndax léeg-léeg mu waxtaan ak Gris Bordeaux ci biir jotaay ba jékki-jékki ni ko mais man je comprends pas ñaata kilo nga bëree Gris Bordeaux da ngay kontu te xam nga loolu lépp amour la mais yàlla def na jàmm alhamdulilah bon ñu ngi pare nag Fass moom restera Fass te ñu ngi pare te bu ñu ñëwee dañ xam ni la woonoon woon na yéen a ngi pare gone gu pare amul problème gone gu naqaree bëre ngeen di bëre naqaree bëre gën a gu neex a bëre wallaay lazim moo naqaree bëre waaw baax na Fallaay moomu ah mën ngeen a wax ci biti de mais boo leen tëjee enceinte bi ba dugg ci biir Cheikh bi xam nga li tax man ma bëgg la man suma bëgg yaay ay seex lañu dama respecté seex yi waaw déglu rek déglu ma Fadam dama bëgg di ma déglu ci xel Fadam man aw ma fenn fu muy nooyee léppay baax na sa xel daal mën naa ko jeté fleur bu ma bëggee dugg ci caayam waxal ma koy wax dama koy wax après sport bi ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi du dëgg mais li ma la mën a xamal mooy leen tuuti te bariwul mooy ndëpp leen yéen ñëpp ngeen ànd ak Fass ñëpp ñëw sama papa sax nee naa ko carrément xam naa ne Fass nga bëgg sa xol man sama papa ak Mbaye Gueye yàlla na ko yàlla xare àjjana amiin ay wëllëre lañu amiin sama baay a ngi dund Baye Mbaye Gueye jiitu na yàlla na ko yàlla xare àjjana dama lay wax dara bëkki dem bi ma ko mujjee woo dama ne ko xam naa ne Fass a nekk sa biir xol waaye dinañ leen waxuma duma de mais dinañ leen daan yàq seen i zone
xam naa ne chance bi ñu mujjoon wax Gris Bordeaux bii mooy dernière chance am booy yi lañ doon wëy daa juum nag da ngeen a juum mënul leen waroon ngeen jël keneen ku dul Ama Baldé. non keroog bi ngeen keroog bi ñuy bëreeg Balla Gaye dañ ne mooy dernière chance am Gris Bordeaux fu ngeen ne mooy dernière chance am. man waxuma ko de say supporters ñoo ko wax waa Fass ko wax ay xale yi. waa Fass TikTok yeeg ñoom seen waaw ñooñu du waa Fass duñu wax loolu. xaw ma ku mu doon. xam nga man nekkuma Sénégal xam nga dafa am loo xam ne. xam nga xaaral dama laa may sànq sa temps d'antenne xaaral tuuti rek ñu pelloo ko ndànk rek du dëgg boo waree wax rek man dinaa la bàyyi nga wax. parce que sama kilifa nga. amul benn problème. bu bés bi ñëwee. ma jàpp la daan la ndànk yàq say zone rek benn laa yàq bàyyi la ak benn bi. waaw loolu am na xale yoo war a mën a am na benn xale yoo war a mën a may chance parce que bëri Gris Bordeaux loolu sax la ci làmb parce que def na fi dara. man nag dama bëgg Gris Bordeaux bu ànd ak Tafa Gueye Gris Bordeaux bu ànd ak Papa. non yow bu ñu ku ñuy àndal yow bu ko liggéey. non xam nga lan laa la bëgg a wax. damaa bëgg ngeen mat. yow bu liggéey ku ñuy àndal. yow nag danaa la xamal leen màggatug jinne lu mu màgget dese ngalaju moytul. waaw yow seen i ngalaju yéen karaj sax desewu leen ko. bu doon bal fetal bu doon fetal bu ñu laan kàcc. waaw la 5 yàggatul. la 5 yàggatul. bu la 5 ba fulaadu bi dongali. loolu ñëw na ba pare. grand Mohamed Ali Ndiaye ci débat bi la bokk de introduire ko. waaw xaaral maa kii moom bu ñu tàmbalee du jeex. dama ne Omar Ngalla. waaw vas-y Fadam. Cheikh bi da tànn benn combat. waaw. ñu xool combat bi gën chance ñu jël ko. ci ban audace la Gris Bordeaux taxaw ba jël ak loolu laa bëgg maa ngi koy laaj Cheikh bi. Fadam sama kii leerul bu baax de li nga mujjee wax dégguma ko de. Gris Bordeaux ci yan qualité la jëlee Ama Baldé ci ban audace la tax mu jël Ama Baldé. bésu làmb ji noonu ngeen di def. waaw xam nga Gris Bordeaux dafa jóge ci combat boo xam ne mu yaakaaroon ne yàlla dina ko ci mbay ndam. par mu bëreeg Balla Gaye un grand champion. mu daan Gris Bordeaux lu ko kenn mësta daan. ñu nangu ko. ak philosophie. yàlla nag def ko ni Gris Bordeaux chance bi mu am mooy fi mu toll nii pour wàcc may xale yi loxo. waaw mais bu mu tàllalee loxom Ama moo yóotu loxom jàpp. waaw jaajëf. ñu fisale boobu yeneen xale ñu topp ci ginnaaw Ama sax pour tàllal loxo waaye mais ndànk-ndànk la rek. Gris Bordeaux jóge na ci defet dafa war a wàcc may xale yi chance Ama Baldé tàllal na loxoom. ñu yóotu Ama Baldé jël. yàlla defal jàmm ba le 5 février. incha allah. man li xew suba xam nga duma yàlla dama yonent li xew suba xaw ma ko mais billahi wallahi taala Ama am na combat. dëgg la kay. am ngeen combat yi nit de. bu xam nañ ko. sànq damay wax ak Fadam. ni ko Fadam ñaari atu la Ama Baldé am ci ñun te dinañ ko xam nañ ko te nangu nañ ko. mooy ki ñuy bëreel xale la. te ki ñuy bëreel koñam la ñuy bëreeg moom mun naa dox buntu këram ñëw ci làmb bi. ñaari avantage yooyu la ñu am waaye ragaluñu loolu de. barke yonent yàlla Muhammad. man de Ama Baldé ma ne Gris ma ne gis nga Fadam. moytu xale bi di feeñ. non Fadam. waaw. gis nga bu xale yi defee nii xam nga Demba Diop dama daan wax naan. fii boo mootul. Jumeau xale yi danañ yokk ci am na doole te il est audacieux. waaw ah merci. ma ne ko yokk ci am na doole te il est audacieux. merci beaucoup. merci beaucoup. xam nga tey calme-toi Pikine calme-toi un peu. xam nga tey combat boobu. conflit de génération lay doon. merci beaucoup. mën nañ ko tourner ci ñaari sens mooy. xam nga tey Gris Bordeaux bokk na ci mbër bi ëpp adversaire ci làmb ji loolu yàlla def na ko. te tey jóge na ci benn combat boo xamante ni tey ni mu ñàkkee combat boobu amul kenn ku nekk face wala koy ànd ak Gris Bordeaux ku mu neex. lii expliqué Gris Bordeaux tey ñëw wàññeeku rek jël Ama Baldé c'est parce que peut-être que ni nag il a envie de se racheter. merci wan gars yi nag ne li ngeen yaakaar li am ça fait 2. peut-être que ni tey contre man ak Balla Gaye daan na ma.
mais il faut que ma dellu si waat wan nit ñi que ni tey je suis toujours Gris Bordeaux et je peux être capable de relever des défis benn Ama Baldé yàgg na topp Gris Bordeaux tey buñ ko joxee Gris Bordeaux mu nekk nag xale boo xamante ni tamit xale bu door waar la aussi ku ko mérité tey bëri Gris Bordeaux la parce que xale boo xam ne tey dafa def ay preuve am ci làmb combat am ak le roi des arènes daal di avorté tey ñu jox ko Gris Bordeaux donc il a du pain sur la planche mais Ama Baldé ku ko jël xam ni du doon combat buy soof parce que combat ma bëri Gris Bordeaux dana neex ba àgg ci lool kenn ku ci nekk nag da nga am ay capacité ya nga am bu yaakaar naa ni boo ñëwee ci jour boobu nga am làmb ko ci làmb ji nga indi ko là par contre mën nañu am yaakaar ci li ngay def mooy que ni benn comme wax nga ko xale bi kii xale la am na doole ragalul il est audacieux lu taxaw ci kanamam def ni moo ko mën te tey nag ça veut dire que ni nag ça dépendra aussi ci ñaari mbër yi seen préparation lañu ko la ñuy préparé woo pour tey jii mën na ñëw indi ko ci le 5 mais tey je pense que ni tey ki nga xamante ni aussi il a du pain sur la planche mooy Gris Bordeaux parce que forme bi mu indi Balla Gaye baaxul du tout loolu du poids boo xamante ni da ko war a indi pour compétir parce que yaramam tàmmul loolu parce que Gris Bordeaux sa poids de compétition ça dépasse pas les 135 kilos 135 kilos bu dépassé loolu leneen lu mu ci teg baaxul loolu ça lui permet que tey muy mën di mobile gam Gris xeexkat la il est sous di dóor di dellu soit di mën di bouger mais loolu di mën a def sax ay rotation mais par contre li tax boo ko gisee combat Balla Gaye jàpp difficulté yooyu la am parce que il était tellement lourd ba nga xam te ne la nga xam ne daan na ko def naturellement di ci génn par contre moom la def daanu du dëgg donc tey combat bii donc tey bu fekkente ni bëgg nga génn ci xale bii il faut que mu dellu ca la mu nekkoon moo ko gën a xam. Grand Aly Ndiaye Grand Aly Ndiaye lan moo nekkoon base yu Gris Bordeaux ci wàllu entraînement ba Bordeaux bu bëggee am dara ci Ama Baldé na dellu ci kon. non base bi xam nga yàlla def na Gris Bordeaux mbër la boo xam ni tey ragalul entraînement en fait mais dafa nekk Gris Bordeaux dafa nekk mbër boo xamante ni tey dañ koy guider Gris Bordeaux il faut mu nekk ci ay loxo technicien pour wax ko ne ko yow kii li ngay def li ngay liggéey ñu ko xam parce que Gris Bordeaux c'est un athlète. Gris Bordeaux képp ku ko yor da nga koy jox base u athlète parce que Gris Bordeaux c'est un athlète à la base tey boo koy préparé tam da nga koy préparé ci ay fonction athlète parce que loolu ci ay qualité am la bokk. mooy tax Gris Bordeaux nekk li mu doonoon parce que il avait des capacités physiques extraordinaires mais loolu li koy may rek mooy ses capacités physiques qu'il avait naturellement et puis doon ko liggéey muy nekk ci moom. loolu ba ko bàyyee nag donc tey lan nga ci gis un poids énorme boo xamante ni du Gris Bordeaux et il a pas besoin de ça li ko dese ci làmb ji nag pour mu mun a am une continuité ça veut dire que ni il faut que mu delluwaat foofu dana métti trop nag mais il faut que mu delluwaat foofu parce que liggéey bu métti lay laaj avec une bonne récupération parce que xam nga lu tax dootul xale bu ndaw il a pris de l'âge xam nga boo jëlee âge sa récupération il y a 5 ans en arrière ak récupération aujourd'hui doon benn loo doon récupérer ci 24 heures da nga koy récupérer ci 48 heures parce que il faut que les muscles se reposent pour mën a di digérer liggéey bi nga xam ni moom koy def loolu donc tey ça demande un travail très sérieux ak technicien yoo xamante ni aussi xam nañuy def nekk sa wet su ko defente ni par contre lañ lay liggéey loolu dañ ko xam pour nga mën a dellu fa nga nekkoon il peut revenir sur ces mêmes 130 kilos 135 kilos mais liggéey bi muy laajte da nga koy teg ci yoon et puis nag aussi alimentation bi changé complètement et qu'il soit discipliné mooy un travail physique bu ko dee boole ñëw tamit di contact boy au moins d'ici fii ak 3 mois là di ngeen gis que ni le gars il a complètement changé il va se métamorphoser ça c'est Gris Bordeaux parce que il a l'habitude de brûler de la graisse man je vous dis ça parce que Gris Bordeaux je l'ai eu la première fois bi ma koy yore mi ngi ñëw ak 165 kilos xam nga 165 kilos c'est énorme personne n'aurait imaginé peut-être que ni tey dina ñëw dellu si waat di yenn forme par contre liggéey nañu ba mu dellu si waat 130 kilos parce que boobu mooy bi ñuy préparé contre Tyson xam nga bi muy ñëw ci kam boobu par contre kenn xamul woon lu muy nirool donc di ko ñu yónnee ma ko mais par contre liggéey nañu ba mu dellu si waat ci 130 kilos yi mais pour wax la ne nag liggéey la boo xamante ni yombul mais par contre il faut que moom ci boppam mu bëgg ko parce que loolu moom bu ko bëggul du am il faut que moom mu bëgg ko dénkaane boppam pour loolu mën a am. mais grand Aly
waaw dafa mel ma tuddi ma àggaleeg moom grand Aliou Ndiaye ci ban poids Gris Bordeaux war a mis ci digganteem ak Ama Baldé ban poids boo xam ne nii Gris Bordeaux waru ko romb 130 kilos 130 kilos pour Gris Bordeaux jotat ko ci yaramam yomb na wala yombul yomb na kay mais mooy li ma la xam déggoo ma ni la liggéey la boo xamante ni déjà mi ngi ci moom déjà nag mi ngi ci moom parce que Gris Bordeaux yàgg na di jël poids di yéeg ak di wàcc mais par contre entraînement yi nekk ci ginnaaw c'est des entraînements intenses yoo xam ni avec les récupérations qui va avec l'alimentation aussi qui va avec donc ce qui fait que ça va le permettre nag de descendre naturellement loolu su ko defee moom xam na ko parce que yàgg na ko def donc ce qui fait que ni nag loolu moo koy ramener waat sur son poids initial parce que là il a largement le temps on est là septembre octobre novembre décembre janvier février c'est 6 mois c'est énorme donc sur ces 6 mois s'il est régulier ci li muy def constant donc là il va atteindre les 130 kilos normal sans aucune pression nag mais liggéey bi da koy teg ci yoon rek sans aucune pression ça veut dire que ni il faut que ñu xam li ñuy alterner ci liggéey bi ba nga xamante nag ça le permet de se reconstruire petit à petit et de perdre du poids naturellement c'est aussi simple que ça. mais ndax dajanteeg athlète bu mel ni Ama Baldé nga xam ne nii bu arbitre sifflé da lay seere ci sa kaw la jëm Gris Bordeaux nekk benn super lourd boo xam ne nii ci làmb ndaa mais Gris Bordeaux ci yan xeetu entraînement lañ ko war a mën a séntu yu tax mu mën a dajeeg Ama Baldé pour mën ko téye ci combat am boobu. mais Fadam là tu te répètes on va se répéter xam nga nee naa la tey il faut que Gris Bordeaux retrouve ses capacités physiques athlétiques yi mu yore woon avant loolu c'est un travail physique c'est même pas c'est pas même c'est du jar sax musculation bu bëri non c'est un travail de musculation bi dafay nekk un travail fonctionnel boo xam ne c'est des ateliers yoo xamante ni moom lay def et plus un travail physique derrière boole ko di contact physique bu bëri naturellement physique bu bëri di normal donc ça va lui permettre pour te dire que ni yaram bi di fondre naturellement mais là ça veut dire que loolu pour moi aussi la muy lekk ça sera pas des conneries xam nga yàlla def na Gris Bordeaux moom ci boppam xam na loolu parce que dans sa vie boo gisee Gris Bordeaux combat bu mu mës a am day dem génn joxe boppam pour ñëw liggéey bu ñibbisee ñu xam ne il a bien travaillé parce que avant il travaillait avec Ben mais après Ben mu doo dégg man saa yoo ko gisee macha allah da ngay xamante ni il a bien travaillé loolu nag la bàyyi et puis toog lu yàgg déjà bëriwul entraîné wul c'est normal que mu ñëw indi poids yu toll noonu poids bu toll noonu nag boo ko amee ça veut dire que ni tey sa efficacité du bëri benn cëppar ngay def daal di pare ci làmb ji te attention Ama Baldé bëlëg moom ak benn cëppar doo ci génn de parce que xale bu sopp la ñeme ni la muy def te il est athlétique kooku buy bëri moom il faut que nga yore aussi ces capacités là pour mën a rivaliser ak moom parce que mag ak xale la donc là il faut que nga am loo xamante ni tey jii dana tolloog moom la mu yor pour que defee ngeen mën a jëflante mais poids bu 10 moom boo ko indee di nga mere ko la deful dara nag. am na solo grand yaay foofu nga nekk baax na soo gisee en général yenn question yi du ma koy comprendre 100% ci yow da nga koy wax ko de France wax quoi te man nag xam nga riz local la doomu réew mi la loolu yàlla Fadam li ma wax ba bëgg la waay waaw ceebu mbay la mais Fadam waaw nga baal ma rek balaa ngaa posé waat question damay confirmer li sama grand frère bi wax Mohamed Ali Ndiaye moom du ku ñuy nëbb wala du ñuy kii parce que il est dedans xam na li xew li mu wax ci Gris Bordeaux il a parfaitement raison gis nga récupération ak entraînement ci combat bi passé doyul parce que poids bi mu indi benn moment moom moo ko sàkku parce que ñëpp dañ doon laaj Gris Bordeaux fa la entraîné Gris Bordeaux comptagul ñu nëbbatu rek toog suñu ruk parce que combat bi moo ko laajoon man mii ñëw naa posé ko la question ni ko Gris sa poids bi nga yor jaaduwul mënu ma bàyyil nii rek dina baax parce que poids bi ma soxla damay bañ booy bi manœuvre ma ne ko waaye bu nga nee runkum jëm ci suuf pour nga jug day doon problème mënu ma yàlla mun na bañ a am ñu yegg ci contact bay dem ci suuf mu ne ko làmb la de mu ne ma bàyyil ma conserver poids bi même coach sam jour xool na ko ba jékki-jékki ne ko poids bi ëpp na bàyyil ñu wàññi mais moo ko bëgg nit nag at bëgg-bëggam
mais lu Mohamed Ali Ndiaye wax dëgg la temps de mais récupération c'est parce que c'est un doyul feignant mais xam nga loolu soo déggee waaw athlète di ko temps de wax récupération bi doyul excuse-moi parce que dama lay couper parce que loolu boo waaw déggee athlète di ko wax ça veut dire que ni il se contente sur ses acquis la facilité parce que moom yaakaaroon na ne bu ñëwee day jàpp Balla Gaye dóor ko mu daanu point on appelle ça la facilité guerre booy dem da ngay armé wu mooy nag da ngay yóbbaale dem mën nga dóor mu daanu mën nga koo dóor waa ji ne parce que boo dóoree waa ji parce que peut-être li yàq combat Gris Bordeaux bi mu nee tàpp Balla Gaye tërëf dellu si waat peut-être que loolu yàq na combat parce qu'il aurait jamais imaginé dinañ dóor Balla Gaye boule portant Balla Gaye taxaw attention loolu bu amee nag ça veut dire que ni tey changement de plan am day am changement de tactique day am parce que tu peux plus faire la même chose mais loolu bu ko indiwul ci làmb ji doo dem et une préparation ça consiste à ramener plusieurs variations selon les étapes et selon li nga xamante ni tey moom la sa adversaire di indi du dëgg mais grand frère sànq tam da nga duggoon tam ci benn bu am solo mooy bi nga ne Gris Bordeaux temps de récupération mais oui yooyu yëpp c'est vrai parce que récupéré wul parce que combat bi da cee wéet tamit lépp mu bëgg ko lijjantil boppam amul jotu récupéré amul jotu waaw Cheikh bi waaw combat boobu passé na waaw yaa ngi dégg fexe leen nag bii bu leen ci wéet na ngeen récupérer yaa ngi dégg moom bu leen am benn excuse parce que bii moom bay passé moom wutal ngeen ko excuse bu leen bu nekk non utuluñu kenn waaw non dafa ndànk waaw dafa non xam nga ni ñun non boo waxee loolu dafa mel ni daara dafa dañuy boo waxee ni nga waxee ne dafa mel ni ñun dañoo jéem a ut victoire bi ñu ngi koy xool ñu ngi koy rafetale wala defet Zimo Gris Bordeaux daanu na ñëw na at li mu àndal ñëw na yaakaar ne li mu yor baax na ñëw na daanu nañ nangu nañ am utuñu excuse ci dara Mohamed Ali Ndiaye mii di sama mag moom laay doon tontu ci li mu doon wax di ko confirmer di ko dëggal mais yow ñëwaguma ci yow maa ngi yow ruq bu tàng la de yokk gaz bi day baax léegi xam nga léegi wax ji fenn la nekk y a deux choses Ama Baldé on va dire Ama Baldé favori on va dire Ama Baldé favori Gris Bordeaux il a du pain sur la planche tey Ama Baldé est-ce qu'il va venir confirmer li nga xamante ni tey jii moom moo ko doon def loolu la doon def ou bien Gris Bordeaux da koy ñëw ne may boy kay taxaw xaar ba beneen yoon ci ñaari côté yëpp nag ñoom ñaar dans les deux sens kenn ku ci nekk nag liggéey moo lay génn ci loolu et surtout ma Gris Bordeaux donc tey il a du pain sur la planche mais Ama Baldé tamit dafa am loo xamante ni tey ci la ko ñëpp xaar mooy que ni tey fonk ay entraînement ñëw liggéey ñëw confirmer la mën a def parce que danaa leen attention lenn dafa war a tax rek tey nit war a bàyyi xel Ama Baldé bu baax a baax a baax ku daan Tapha Tine ci la manière ni mu ko daanee war ngaa mën a xam ni Ama Baldé du bàyyi kenn ci làmb ji mais dafay bëri koo xamante ni tey il est un peu dangereux s'il retrouve ses capacités comme il était avant maintenant c'est un challenge mooy que ni est-ce que Ama Baldé il va day ñëw lépp lu fi Gris Bordeaux na def mu teggi ko def fële def comme ni mu doon def gars yi ça c'est la question et loolu mooy li nga xamante ni aussi mooy doon charme combat bi tey ci jour boobu la 5 mais lépp nag mi ngi dépendre rek sur la préparation de chaque tout un Omar Ngalla te da nga joxe cër gars yi ndax dégg naa ne ni ma leen déggee ay facement di combat di ko waxtaan wàllu bopp di leen yu seen maay mais comme nga face daal dañoo waaw dafa dànk gi Fadam tons mii laay waxal ma ne waaw Gris Bordeaux sera la bon ngeen baal ma ci kàddu yi xam nga Gris lañu wax Gris Bordeaux waaw nekkat du nekk Gris boobu muusu face lay nekk tigre boobu ngeen di wax tigre bi dañ koy teggi non là on va parler sportivement xam nga tey bu ñuy wax dañuy wax le constructivement je veux qu'on parle sportivement xam nga tey c'est vrai xam nga man boo ma boolee sama toos dama bëgg mbër ñu indi loo xamante ni tey xam nga tey dañ la ne sa mbër am na ay qualité yi mu am macha allah xam nga Ama Baldé bon moi c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que seen tey li mu mbër doon amul défaut de moom ñoom seen mbër ñoom pour ñoom amul am na défaut défaut de kay amul ko amul déedéet défaut amul défaut parce que ni nga waxee noonu waroo ko am na wax défaut am na déedéet défaut amul défaut seen mbër il est parfait à 100%.
mais xale mooy diggante xale mooy la xale diggante xale ak mag mooy c'est xale normal que peut-être que mu comporté woo noonu ça c'est dégg ça li ma c'est la la wax jeunesse c'est tout seex à fait bi normal. seex bi Hmm. bu bés baa dañ naan la tegal fii nga teg ko fa ñu romb la dem nga ne bu tegal bés fii ba lañ lay wax dañ nga naan tegal fii lu ñu moom waaye lii laa xam ci waa Pikine lii laa xam ci waa Pikine li ma lay wax du ay caaxaan man de tegal fii lañ lay yow wax xaw ma yow ban dëkk nga nekk Paris nga nekk wala Italie di leen jéem a ñëw di patron man maa ngi Aix-en-Provence fi mu toll nii yaa ngi Aix-en-Provence ah maa ngi Marseille yaa ngi Marseille yaa ngi sama dëkk waaw maa ngi Marseille mais Marseille pur et dur dama am dégg nga ni sax boo demee yow fi mu doon lekk nga sa lekk daal naan sa meew ba sa xel dal nga toog foofu di wax lu mu la neexee léegi gu ma sax naan kii Jimo Seydina Mohamed Jimo am ngeen combat Jimo 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 il Jimo faut loo nga wax nangu nga leen mani Jimo am ngeen combat boo leen Jimo te duggee sama arène waa ji fi mu nationale toll nii boo leen duggee arène nationale 16 heures Jimo seen Jimo mbokk yi ñooy Jimo ñëw loo wax nga ne Jimo non déglu ma Jimo s'il te plaît waa waa tey grand waa ji nangul ko lekk na meewam lekk na cereem Grand Ali lekk na Ndiaye biskitam Grand Ali Ndiaye Ama Baldé ngeen ni dajal calme-toi un peu dama bëgg Jimo tey nga nangul Boy Pikine bi mu naan meewam ak naan soowam ak dessert ba mu neex ko toog ne la Ama nii lay def pour l'instant dañ ko koy nangul parce que tey moom moo nekk ci capacité yoo xam ne tey mën naa wax mais tey bu Gris Bordeaux demee ba dellu si waat ci ses 130 kilos bu waxee nga ni ko noppil négal ba mu wax ba pare nga soo ko wax non du ma ko xam état bi yow état bi man moo ko Tons Gris Bordeaux bu demoon ba am 125 sax 125 wala moom 120 wala moom 130 yi ngeen bëgg Gris Bordeaux bu bés baa dañ naan ko tegal fii la ilaha du illallah am du pousse du passe Gris Bordeaux mooy kii pousse non Gris Bordeaux ngay wax de Gris Bordeaux ngay wax Gris Bordeaux laa la de wax ville de Saint-Georges lu mu indi Gris ñu Bordeaux fekk ko ci xoolal pousse passe Gris Bordeaux dina dribbler dóor ballu poto doo def fee doo def dara dóor licarne doo def dóor dara petit filet doo def dara Omar Ngalla grand Ali Ndiaye daw na ndax xam na ne dafa daw ndax li tax mu daw mooy bu yeboo waa Pikine xam ne waa Fass bépp kàngam boo xam ne mës ngaa jaar Fass ñu ngi def ay pexe yoo ñëwaatee ngir ñu mën a corriger Ama Baldé lay faala ñoom ñëpp te na ñëpp yu Ama yéen Pikine du ay caaxaan xam nga tey jii Omar Ngalla ay Ama moo doon Fallaye Issa Gris Ama Bordeaux moo doon Fallaye waaye Ama Baldé moo doon Fallaye Gris Bordeaux fi mu amee Ama baaxut ci moom man bëgguma mu yàq zone yi na yàq benn ba ko mu soox ak benn ba bu ma ko fiiree génn naa ko ci Ahmadul Xadim laa lay wax ne yàlla rek yaag Cheikh naa si may leen une seconde rek dafa am beneen Pikine waa bu ma bëgg a dugal ma xool ñoom na lañ déggee ndax waa Fass xam nga waa Fass ñu ngi bëgg a waa Fass ñu ngi bëgg yëpp waa Pikine te dajal non dajaloon nañu waaye tey fii tas lañ jëm parce que bu ma leen daanee ñoom dajaloon nañ ni mais bu ma leen daanee dañuy tasaaroo yow mënoo ñoo tas ku dul yow sax mënu ñoo tas yàlla xam na ne bu ma leen daanee yéen ñëpp ngeen xool salaamaaleykum waaw sultaan mais sama waa ji bi nga déggee waa Fass dugg fii di jéem a di joxe courage ci diggante Ama Baldé Gris Bordeaux nan nga ko jàngatee. non damaa xamante ne Gris Bordeaux dafa jël koo xamante ne da koo xamul rek. Faram maa ngi nuyu seex bi nag maa ngi koy siyaar bu baax. mais Faram may ma tuuti parce que démb dama la déglu démb Faram dama la déglu. nga ni làmb ji bëri na ay mbër mais bërikat moo ci ëpp 7 mbër moo ci am. juróom-ñaari mbër. waaw mais mbër moomu mooy Ama Baldé ci mbër yi la bokk yow xam nga li ma lay wax bu baax. barki Sëñ Touba grand alimi Mohamed Ali Ndiaye maa ngi koy nuyu en passage. waaw dina ñëwaat ay 4 mois ci kanam ci ginnaaw. ànd ak Ama Baldé dem ci jóge diine ay 6 heures du matin. mu woo ko téléphone. mu ngi nekk ak Lac de Guiers appel vidéo moom xam na kuy Ama Baldé bu baax. ñuy jóge diine ay 6 heures du matin 6 heures du matin lañ jóge diine di ñibbisi. la ilaha illallah. barke Mohamed grand Mohamed Ali moom xam naa ni ngi may seetaat ci live bi. mu ngi lay seetaan boobu maa ngi doon dawal.
Ama Baldé muy wax Ama Baldé naa ko maa ngi nii di jóge dîner mi ngi woo appel vidéo moog la de guerre ñi ngi nekkoon. mais man fi may dugg ak yow mooy. waaw. fi Ama Baldé. Ama Baldé mbër la xamul lu koy gaañ Gris Bordeaux na waaj. dégguma. Ama Baldé mbër la xamul li koy gaañ na Gris Bordeaux waaj bu baax. mu waaj doy. ceppal firnde bi. barki sëñ Touba. ceppal firnde bi. ma xam li koy gaañ. ceppal firnde man. non lu leer laa lay wax. ah. waa kër Ama yi dama leen a nar a yërëm. xam nga man li ma gën a yéem la gën maa yéem ba gën maa yéem dama gis ne dañoo bëgg a négocier seen combat ak Ama Baldé teg ko ci wàllu teg xel wàllu stratégie. non loolu. Ama Baldé kenn ko teg xel waa Fass jubóo nañ indi nañ ku nekk. kii lañ mujjee indi Papa Sow lañ mujjee indi jubóo ñoom ñëpp nekk benn indi ko Ama def ko benn voyage. waaw waa Fass yàgg nañoo jubóo di ànd. ñu ñëw ànd in nañ Balla Diouf Ama def ko benn voyage in nañ Tafa Gueye 2 Ama def ko voyage. Ama Baldé Fass sax ñoom xam nañ lool Ama Baldé Fass mujj Ama Baldé tas Fass tas Ama mujjee tas Fass. Ama mënul tas Fass. moo ko tasoon. mënul tas jëlee Papa Sow. gis ngeen ngeen a war a bàyyi seen waxi far yi ngeen wax mënut a tas Fass. Ama tuuti na ci tas Fass ki koy tas. non mais moo mujjee tase boo fa jëlee Papa Sow de. boo mujjee tase bëri na daan na Papa Sow d'accord point. waajaat leen day tas Fass ak tasul Fass Ama mën na tas Fass. kan la fa daan Pape Cheikh. nga ni. waajaat leen day tasaat. day tasaat. billaay da waajaat leen. waaw bala say. tumaane mi keroog dégg naa mu waxee nu ko neex. mais yow dama ko yaa ngi wax lu la neex yow yaa ngi nii toog sa néeg xaw ma sa saal di wax lu la neex. non mais dafa waat. non dafa waat. keroog dafa waat. ku far wax nu mu la arrangé. yéen da ngaa wax li la arrangé tumaane bu ko neexee dugg wax lu ko arrangé. non damaa xam ne tumaane moom ba mu waxee ba génn xam na ni mbër dëgg lay bëreel. bërewul ak kii de mbër pire la tumaane bi bëreel. mbër pire la waa Fass am. Gris Bordeaux Pape Cheikh. waaw. sa waay daa dugg si wax ñaari baat da ngaa wéeru woon mais da ngaa jóg toog normal. non sama batterie moo doon déchargé ma branché ko ci chargeur bi nii pour jekkas ndugu. mais kii ay waxam yu Ama Baldé déchargé batterie yëpp. seen batterie Gris Bordeaux sax Ama Baldé moo ko déchargé. mais man li sa problème mooy Fass amu ci kenn courage ku dul Ama Baldé. ah dégguma. ma ne Fass amewuñ ci kenn courage ku dul Ama Baldé la ñu amee courage. waaw yàlla baax na. Fadam. Ama. Pape Cheikh dégg nga mani yàlla baax na. ñoom nag yaakaar nañu ne ku taxaw ci àdduna moom. Ama ku mu taxawal dalay faxas dem. barke Rasulullah wàcce Ama am na combat de. Ama Baldé non Ama. daa wane loolu ci lamb de parce que Ama Baldé daa wane. waaw. mbër la nag. mais Gris Bordeaux du ku ñuy patamee de. waaw loolu mën naa nekk loolu tamit am na. Gris Bordeaux du ku ñuy patamee loolu mën naa la ko nangul. mais Ama Baldé ñu joxul cër de dina métti ci yéen de. déglu ma rek yaay topp Gris bis buñ jàkkaarloowee seen première face à face nga gis Ama Baldé xool Ama xool Gris soo ñibbee di nga ni Gris gënal waaj. man ku la wax gisuma Ama yow. ku la non wax déggoo li ma la wax de. yow ku la wax déeb non yow waxu face à face ngay wax yow xam nga face à face. non boo ko xoolee la. teguma bët Ama yow ku la ko wax yow. non Ama mën na ko wax bët. kan. Ama bis boo ko tegee bët doo waxee nii ngay waxee. billaay wallaay bis bu gisee Ama moom mii Cheikh bi dina changer communication. la ilaha illallah. tuman de ngay ñak. loolu man maa la ko wax moom. te mu ngay ñak. non lu leer laa koy wax. man nee naa tumaane nuyoo balaa Fadam. maaleykum.
maa lay ziar. maa ngi leen delloo ziar di nuyu sama grand bi balaa may nuyu kenn laa njëkk nuyu muy Pape Cheikh. waaw maa ngi nii de. nuyu mbokkam day di nuyu aussi waa Pikine sama xarit bi moom sama xarit la. doom lay mbay yow sama waay nga. baax di nuyu aussi Oumar Ngala ak coach